asalaamaaleykum mbokk yi sàlloo di seetaan ITV altine bu jot rendez-vous bi min ngeen ko mooy arène sénégalaise di jotaayu làmb ñu ci waxtaane actualité mais également di ci dalal ay ndaanaan bu nekk jaar na fi tey tamit am nañu beneen ndaanaan bu nga xam ni moom la ñuy dalal ci arène sénégalaise waaye lu ay di njàmbat li nga xam ni tey moom moo indi coow ci réew mi mooy mbirum coronavirus dinañ ci waxtaan gën a dalal xel yi ñu lépp lu nga xamante ni rek war nañ ko ci wax pour sensibiliser nit ñi dinañ ko ci wax waaye bu kenn affolé nañu ànd ak dal gérer ko comme ni ko yeneen réew yi gérer parce que du fii rek la njëkk a feeñ waaye yeneen réew yi nga xam ni feeñ na fa di benn cas booba ca la yem boobaak léegi nit ñi ngi koy gérer Sénégal nag ñun lu ñëw rek dañuy daal di xaw ci xabaabal xaw ci ëppal ba def ci lu nga xamante ni sax ñeneen ñi duñ ko ci def mais nañu dalal xel yi ñi nga xam ne ñoo war a saytu mbir mi ñi ngi koy saytu waaye ñi nga xam ne ñi ngi war a ñaan aussi ñi ngi ñaan yàlla nañu yàlla ñagal réewum Sénégal ba kenn ci ñëpp ñi fi yeewoo jàngoro jooju du la dal Alaaji Ngañ loolu laay tijjee. jërëjëf Alaaji Malick li nga ñaan yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne moom lay wax ne altine bu jot dañuy yàkkamti jàkkaarloog ñoom ci li nga xam ne mooy arène sénégalaise. arène sénégalaise nag li mu ëmb dafa bari comme ni nga ko waxee ndaanaan ñëwati na fi. waaye loolu ci kanam la waaye li xew balaa la Malick balaa bàyyiwul kenn waaye nag am na lu koy fànq nañu delluwaat sunu boroom te dellu def sarax mooy fànq balaa lii balaa la xoolal fa mu doore su nit feebaree sax dañ naan nañ ko yóbbu Chine mbaa ñu yóbbu ko Amérique mbaa ñu yóbbu ko France yàlla foofu la ko roof feeñale nga xam ne tey boo leen ne woon ñu weccoo Afrique ak Europe ñu nangu kon bu ñu xeeb sunu position Afrique nañu naw sunu Afrique te jàpp ci sunu borom te gëm ko te moytu nag lekk yi nga xam ne sunu borom da ko araamal yàlla lu mu araamal rek am na lu tax dëgg la lu mu daganal rek ci sunu njariñ la lu mu araamal rek loolu dañ ko war a bàyyi ndax daf ci gis sunu ngaañ am na nag am na ñu yàlla am na ñoo xam ne jaay nañu seen bopp ba foog nañu ne tey ruu sax mën nañ koo defar tey yàlla sànni fa benn balaa baa ngi nii te ay du yem ci bopp borom ki lekk li dagan ak ki lekk li daganul ba yii fekk ko ci day lor sax ki lekk li dagan boo gisee ñuy fàggoo ko def di naa ba ko def yëpp ak liñ ciy wax yëpp yooyoo tax gis nga tey coow li génn waaye nag na mu amee ka mu dal dañuy bañ mu dal la fa mu la dalee nga jël oto di dem di wuti docteur déedéet ku mu dal docteur lay jël si ndax ñoom bu ñuy ñëw dañuy ànd ak lépp lu ñu war a àndal ñëw jël la ceex yóbbu defal la analyse ber la na ko nit ñi jàppee noonu tey ñaan yàlla dolli sutura réew mi dolli sutura li ko wër Afrique yàlla na fi yàlla dolli jàmm Europe it yàlla na yàlla saafara leen ñoo ñu ëpp a kattan ñoo ñu ëpp a moyen ñoo ñu ëpp lépp waaye tey fu ne ñu ngi fay daw sunu borom nag Hadj Malick adduna kenn du ko defar kenn mënu koo def kenn mënu fee dund fàtte sunu borom yaa nu yàlla delloo ci boppam amiin sàmmnu te lafal ñu cat te musul nu amiin amin rek moo ci topp li nga xam ne daal moo ci war autorité yi ak kilifa yi ñi ngi koy def ñun ñi nga xam ne aussi ñun ñoo nekk ci wàllu tas xibaar nañuy joxe xibaar yu nga xam ne dafay dalal askan bi di leen jox xibaar yu nga xam ne aussi daf leen di jëriñ mais di semer li ñuy tuddee di semer la panique wala indi psychose ci nit ñi loolu du suñu rôle du suñu cër li suñu cër mooy informer élucider les masses teg leen ci yoon jox leen la bonne information ba kenn ku nekk xam yan matuwaay nga war a jël loolu mooy information bu utile mais tiital nit ñi taxul mbir mi saafarawu li koy saafara mooy yan matuwaay la ñu war a jël ki fi ñëw indi fi jàngoro ji doomu tugal la mais dafa dëkk Sénégal lu mat ñaari at ak njabootam demoon tugal def fa ab diir jële fa jàngoro ji ñëw bi mu sentiree ni yaramam am na lu ca sooxe bi mu demee ñu saytu ko teel nañu xam ni feebar bi moo ko dal moom mi ngi ci loxoy kër docteur njabootam tamit ñi ngi ci loxoy kër docteur vol bi nga xam ni tamit ci la duggoon ñépp ñi ci duggoon képp ku ci duggoon
ci Air Sénégal boobu nga xam ni ci la doomu France boobu indi jàngoro ji duggoon na nga jël contact ak service yi nga war a jëlal contact ñu càmbar sa wàllu wér-gu-yaram. je pense que loolu bu ñu ko defee dinañu circonscrire maladie bi waaye tamit nit ñu baax ñi ak borom xam-xam yi ak këru diine yi ñi ngi ñaan ñu ngi joxe ay dog ndax Sénégal am na lu ñu baaxoo am na lu ñu sàlloo donc yàlla nañu yàlla muccal loolu la ñuy ñaan tey cas bi yàlla na nekk cas bu nga xamante nii ci lay yem kot rek donc ñu dalal nag ndaanaan moom tamit dina ci wax parce que porteur de voix la muy Garga Mbossé Garga ñi ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ndax namoon nañu la namoon nga ñu namoon nga Père Ngagne namoon nga ma gëj nañu seq jotaayu waxtaan waaye tey fii ci ITV la ñu la dalal ginnaaw bi nga xamante ni toog nga lu yàgg sax amaana communiqué woo yaa ngi woon ci sa ruq di def li nga war a def di liggéey li nga war a liggéey di daas fanaanal ndax liñ koy waxee làmb du biir day xëy wasin te nit ku nekk da nga war a waajal sa bopp rawatina ci li nga yëngu ba kenn du la bett dara du la bett ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Maodo Malick di nuyu Père Ngagne di nuyu waa Sénégal yëpp di kontaan trop ci toog fii tey. ñoo ci gën a kontaan parce que yow xam nga ne dañoo am jaar-jaar. dëgg la yaa ngi fàttaliku 2010 bi ma la fekkee RTS 1. wallaay ndeysaan Kalaafu Gaston ma ñëw nuyoo salaamaaleykum Père Malick laay laajte waaw kon nag sant nañ yàlla bu baax am nañ aussi contentement bu baax a baax pour def ak yow émission. kazaalika suñu papa ji nga xam ne moom depuis mbapatu Assane Diouf la woon. dëgg la waaw kontaan nañ lool vraiment pour toog fii di nuyu waa Sénégal yëpp aussi. donc Garga du ku nga xam ne rek dafa ñor tab bi wala du ku nga xam ne ngësam li moo ko indi déedéet dañuy wax doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg des na la ñam ci fu mu cosaanoo mu nekk doomu séeréer ci famille bi mu cosaanoo également pour moom mu génn nekk mbëru làmb loolu lu war a jaadu la waaye mënoon na nekk leneen lu dul mbëru làmb mais yàlla moom mooy tracé destin wu doomu aadama ba nga xam ne xëy na par force nga jaar ci mais tey Garga ak làmb ñu bari dañuy wax ni sax bu ñu gisee Garga dañ naan Garga yorul daray mbër xanaa bu takkee jaaj mais boo ko gisee nii ak toogaayam ak deru xar bi nga xam ne moom lay sàggoo doo ko sax teg mbër ndax lewetaay gi ak reetaan bi mais Garga ak làmb waaw sant nañu yàlla bu baax Malick comme li nga wax rek dafa am ñoo xam ne gësam bee leen waddal am ñoo xam dañoo ñor tàbbi ñun suñu famille mën naa ni mbër amu ci wala man xaw ma ko ci parce que samay nijaay samay maam xaw ma ko ci kuy bëre suñu kër mën naa ni Zos a fa indi làmb te Zos tamit doon guerrier rek moo ko ci dugal li ñuy wax enfant de rue xam nga tarbi yu mbapat yeeg fu nekk ñun ñu nekkoon di jàng école di jàng métier di jàng ci daara yi affaire yooyu yàlla dogal mu influencé ñu parce que mag dafa fort surtout mag bu góor nga sës ci moom jege ko di gis ay bagaasam ak jàppal bàyyi loolu influence la baabooy samp écurie Parcelles nekk Cambérène 2 ñoom Sos Xaadim Gajaga Conke Sil ñoom Daam Kanji Malick Diop ñoom Maîtrise Laat ñoom Dolfo nekk fa ak moom ñu nekk xale yu ndaw ñëw fa di seetaan di gis ay Eumeu Sène ay Pape Cissé affaire yooyu Njaga Diop parfois bu ñu entraîné ba pare nga dajale affaire yëpp yóbbu kër ga fóot ba mu set weer bu subaa nga indiwaat ko root si woon ndox bi di ci daj coono boo xam ne bëgg-bëgg rek la mais xamuñu woon sax ne dinañ mës a dem ba doon ay mbër kon bu ñu ci yàlla indee dañuy bay suñu waar rek mais aussi du tee ñu fàtte ne ñun ay nit lañ woon avant ñu dugg ci métier mi pour man métier mi yëre bu ñuy sol la chaque jour ma di ko lancer sama morom yi ñi ma sañ a wax laay waxal parce que làmb dépassé na yenn yi quoi parce que bu njëkk ba mbër dafa am fu ñu ko doon classé dëgg la mais léegi ñun juddoo nañ fi ñu war a juddoo ñu yar ñu ci kër yi ñu jaar ci daara yi sonn na ñëpp bu ñu demee ba nekk ay mag choisir benn affaire pour def ko dañuy xam nu ñu koy jëlee bu jotee nga sol sa yére remplir sa contrat def li nga war a def bu paasee nga simmi yére boobu teg fële ànd ak doomu aadama yi parce que mënoo ngemb di dugg ci bureau yi wala ngay ngemb di yéeg avion n'est-ce pas kon bu paasee il faut aussi ñu mën a jël ñaari tempérament yi xàmmee ko bu paasee ñu nekk ci li ñu nekkoon c'est important loolu introduction la woon rek mais dinañ ci dellu siwaat waaye Alaaji Ngagne ku ne xam na ni événement bi fi nekk tey jii nga xam ni moom la axlu làmb yépp di xaar di ko waxtaane mooy diggante Papa Sow ak Siteu Pape Abdou Fall tëgg ko ànd ci ak le groupe E-Media ñu ciy def liggéey bu nga xam ne liggéey bu am solo la mais li ñuy wax rek benn bëñ dafay fonk te weex waaye tey jii lu ñu mun ci wax
combat d'envergure bu nga xam ne tey jii askan bi yëpp ñu ngi koy xaar boobu rek moo fi taxawagum te moom la ñu jëm muy nekk le 5 avril. ñu tuddee ko kenn ku nga xam ni kilifa la ci réew mi. di Mame Boye Diao di directeur général des domaines. moom it mu ne dama am kilifa am ay mbokk am ay xarit am ay am di jàmm suma kilifa mooy le président de la république damay jël lépp delloowaat ko ko. waaye fas yéene ci ànd ak sumay mbokk ak sumay am di jàmm. ak suma ñi nga xamante ni yëpp dañ ma bëgg di ma safoo mu ni bés ba yi tamit bés la bu nga xam ne aada ak cosaan bi nga xam ni moom la nàmp moom dina ko indaale mu nekk contribution ci làmb ji. dina jàppale yi tamit mbër yi jàppale Pape Abdou mi nga xam ne la leen boole démb la tey soog a ñëw loolu dinañ ci dellusiwaat bu ci kanamee ci interview bu nga xam ne accordé nañ ko mais daal làmb ji lu mu gën di jege pression bi di gën di yëg nit ñi di ko gën di yàkkam ci mu ñëw. Malick dama la ne combat boobu keroog bi ñu jàkkaarloo nee naa la jàkkaarloo bi ñu def doon ñu ko tollanti. waaw doy na promotion. dafa doy promotion parce que xale yi dañu génne lépp lu nekkoon ci ñoom. surtout dafa wane lépp lu nekkoon ci moom Papa Sow wane lépp lu nekkoon ci moom li ñu waxante ci ñaar ñu war a jàkkaarloo luñ ci doon seet pour def sunu analyse am dañ ko. seen état de forme wane nañ ko ndax fecc nañ fa fecc yoo xam ne condition physique boo ko amul doo fecc yooyu fecc. xam nga xamuñu ne. tous sama réalisateur boo ko yore sax nga cof ci. waaw ci li ñuy waxtaanee nii gars yi xam li alaaji ngañ di wax. waaw li may wax xam nga maas dama bëgg nee naa ko buñ may wane man. toujours nee naa ko bul may wane. dëgg la man image laay waxal. démb yóbbu ma Marius Ndiaye rek nga xool. ñaari xale yi seen taxawaay ak fecc yi ñu fecc nga xam ne. Siteu wane na état boo xam ne te bu fàtte ne ñoom ñaar avant combat bi taxaw kii Espagne la ko fekk. kii États-Unis kon ñoom dañu nekkoon ci nàmm. ku bëgg a xëy ren da ngay daal saa waay ji nekk woon États-Unis non saa waay ñi ngi ñëw ci moom am na lu ma seen fii sànq mu koy wane mais loolu dinañ ci ñëw mais El Hadj Malick jàkkaarloo boobu ma ne la jàkkaarloo yi ma sa gis yépp booboo ci gën a am jàngatu combat parce que lépp ngi ci jusqu'à sax mu pousse waa ji jox ko dënn bi waaw booba mi ngi xool force loxo yi moom it waaw jox ko dënn bi parce que Siteu dafa Papa Sow ngi xool force loxo yi moom it mi ngi xool état Papa Sow bu dalee ci kawam waaw yooyu yëpp déggoo ne keroog nee naa la bëri nañu bëri nañu te combat bi ñëwagul bëri na lu nga xamante ni jàngat nañ ko ci loolu dinañ ci dellu siwaat mais am na aussi ay ndaanaan yu nga xam ne dañuy topp làmb di ko suivre xam xale yi waxtaan nañ ci ak ñoom El Hadj Bekay Mbaye kenn dootu ko présenté ci réew mi El Hadj Papa Dieng itamit xam-xamam ñëpp naw nañu ko analyse buñ la def it ci objectivité lañ koy def ci base yu leer lañu koy def dañ leen di déglu ñu analyser ñu ban gis-gis la ñu am ci diggante Papa ak Siteu. bon Siteu ak Papa Sow nuroowunu bokkuñu jaar-jaaru Papa Sow moo gën a riche jaar-jaaru Papa Sow moo gën a miin tamit wàllu bëre boo dee xool ndax Papa Sow mu ëpp expérience Papa Sow bi muy dugg ci làmb booba Siteu duggagul ci làmb waaye làmb garab la ci kaw lay fekkantee Papa Sow boo xoolee combat yu mu bëri rek nga xam ne ndaanaan la mën naa bëri te li gën a doy waar ci Papa Sow dafay lucide ba mooy seetaan ay combat yu bari mos naa daan santaan ñi nga benn jël fële Iba Mar Diop keroog dem na ba jeex ba muy jeex la daan moom ci boppam ba mu demee ba dooleem war a jeex ci la daan te loolu ci expérience la bokk dem ba dara desetu lu dul benn ngeleju nga ngeleju ko dem sa yoon moo tax ma gis ay circonstances yu mu dugg ci biir bëri génn ci yombul seet naa ko ci kontaan ak Tonnerre dugg na ci looxóor ci biir bëri bi mais mu fexe ba génn ci seetaan naa ko ci yeneeni combat yoo xam ne tam loolu daf ko ciy faral di daal mais il est lucide ci bëre bokkoon ci écurie boo xamante ni jàngal nañ ko lu bari ci bëre jàngal nañ ko bis te bokkoon na ci tournoi làmb bu bokkul woon ci tournoi bi sax bokkoon na ak génération ñoo xamante ni ku mënul bëre doo dajeek ñoom waaw moo tax ma xam ni Papa combat bi combaam la te et puis personnellement moom combaam la bon muy bëre koo xam ne il est trop ambitieux wane boppam bi muy xale dafa tuuti woon Siteu ba pare ma seetaan ko ma gis ko ni muy def Siteu bokk na ci mbër yi ma gën a frappé man en tant que reporter parce que danoo am jaar-jaar man ak moom
te loolu lépp ci moom la nag moom ci ay qualité am la parce que Siteu bi ma ko jëkkee gis mu bëre boo ko xoolee da nga naan kii normalement war te mën a doon mbër ndax tuutaay ba muy bëre ay deuxième combat tuuti ñëw dugg ci làmb ji ak ba muy gàddu téere bi di ñëw di wàcc ci man yooyu yëpp bu ma ko fàttali ko ma xam ni Siteu après laay xool ma ni Siteu xale bu ma frappé la ci wàllu bëre mais nag jomam moo ko indi fii mu nekk première qualité Siteu mooy jom am bëgg-bëgg doon bañkat waaw loolu mooy qualité te loolu bokk na ci qualité sportive parce que balaa ngaa mën a gagné da ngay am bëgg-bëggu gagné te Siteu day am bëgg-bëggu gagné te vraiment gis naa ko mu génn ci ay combat yoo xamante ni combat yu metti woon la mu fexe ba am ci ndam waaye aussi expérience bi muy dollee ko ci moom mooy bi muy tukki daa baax ci nit ma gis ko muy tukki di dem di dugg ci leneen loo xam ne bokkul woon ak li am tey jii muy làmb bi MMA bi mu dugg ci yooyu yëpp ay expérience ndaxte sport la discipline sportive combat la sport de combat la te dëgg la bokkul ak làmb waaye sport de combat boobu da ngay condition physique la ak doole comprendre ma xam ne donc Siteu actuellement ni war na mën a am dara ci làmb. encadré mbër ndax boo seetloo ñu fi tudd ci làmb ji seeni entraîneur kenn déggu leen am na si ñoo xam ne sax mosuñu bëri mais bu ñu la préparé boo ñëwee ci làmb ji dafay indi ay résultats donc combat la boo xam ni combat bu doy waar la combat la boo xam ni Papa Sow il lui faut coûte que coûte gagner Siteu tamit ne voudra pas tegle lu mat ñetti défaite ci carrière am te it dëgg la Siteu am na popularité mais li koy arrangé mooy ndam ndax ndam mooy indi xaalis te loolu daf koy indiwaale ci bëri bi ndax bëri bi xam na ni bu ci daanoo dina ko wàññil lu bëree bëri te xale la te mi ngi préparé ba pare am chance di def yeneen sport papa nag comme li ma la wax moom tamit ci écurie bu mag la nekkoon xale bu mën a bëri combat yu bëri am ci ay ndam yu bëri ak ay défaites yu néew donc adversaire bu sérieux la moom tamit ba pare sans compter expérience bi ma la wax ak nouvelle entité bi nga xam ni daf ko créer donc yëpp dafa nekk ay facteurs yoo xam ni war na ko mën arranger mais est-ce que dina ko arranger en tout cas de la combat la boo xam ni bu bëri enjeu la combat la boo xam ni ñaar xale yu koy bëree ils sont plein de qualité donc bëri bu mag lay doon bëri la boo xam ni ki ciy daan il faut mu génne xam-xam mu bëri il faut mu pare ci bés bi physiquement d'abord mystiquement aussi parce que ñoom dañu gëm loolu ak tamit nag bëri ak tableau quand même parce que ñi ko yoree avant muy bëri ji war nañ ko tegal tableau waxtaan ak moom ci ne muy bëri puis sa mbër boo koy yóbbu war nga waxtaan ak moom parce que genre tactique la comme sport yeneen yi nooy bëree sa adversaire naka lay bëree xam nga ko lii mooy qualité am lii mooy force am lii mooy faiblesse am kon nii nga ma bëree parce que bëri moom boo koy def il faut nga yóbbu plan. macha allah analyse yu nga xam ni tegu na ci yoon tegu ci également lucidité parce que ñoom ni ñuy analyser moo lay won ni xam-xam moo ko lal topp mbër yi moo tax tey ñu mën a def analyse bu objectif bu mel nii. alors Garga combat la bu nga xam ne tey jii moom lañ fi am mooy yax bi ñu am rek di ci ngarañ fi mu nekk nii en attendant ñuy am benn Garga mu am combat wala yeneen ténor yi. mais en tout cas combat la bu nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar parce que ñu bëri ñu ngi wax ne ñaari ndaanaan lañu. opposition de style la kii am na expérience mooy Papa Sow moo jiitu ci làmb Siteu xale la bu am fougue de jeunesse am riir am coow war a itamit frayer yoonam pour egg fu mag ñi egg mu nekk combat bu nga xam ne enjeu bi rëy na trop. macha allah combat bu war a sauver situation làmb la. waaw combat bu am solo la ci carrière ñaari mbër yi aussi. waaw parce que Papa gis nga ci li mu nekk. ñu ngi koy nuyu moom aussi di ko ziar bu baax suñu grand la vraiment. nit ku baax la rassembleur la ñu koy ñaanal rek bonne continuation di ko ñaanal aussi yàlla may ko ndam ci combat bi parce que ndamam ndamu Parcelles la créer écurie bu bees am challenge bu bees loolu moom daf ndam rek moo ci war a topp quoi. Siteu aussi jeune la toll foo xam ne ci carrière moom aussi vraiment soxla na combat bi ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla def combat bi jeex ci jàmm Papa Sow yàlla may ko ndam.
waaw loolu moom waxi dëkkandoo la waxi ku nga xam ne waxi dëkkandoo la waaw loolu moom wax dëgg yàlla am na ci droit parce que ku nekk nag am nga ku nga xam ne moom nga seqal jàmm mooy sa dëkkandoo te sa dëkkandoo toujours da nga koy yéene jàmm mais en tout cas combat la bu nga xam ne daal Alaaji Ngagne bu ñu déggee yi ci ndaanaani làmb yi wax ñu xam ne Pape Abdou juumul ci ñaari adversaires yi mu tànn pour proposer ko amateur. li lay wax combat bi koo tàllal micro de ci sa war a wax keroog dégg nga Balla Beye 1 wallaay keroog dégg nga Jules Baldé dégg nga Cheikh Ndiaye coach su Boy Niang tey nga dégg ñaari reporter yu mag wax ci làmb ji làmb yu bari jaar seen kanam ñoo xam ko toujours expérience ngi génn ci biir ak ambition muy ñaari xale yoo xam ne ku ci ne dafa am ci loo tegu mais booy xool El Hadj Malick gis nga combat bi day combat boo xam ne waxuma la xam nga li ma neex ci mbër moo am ñaar ci xale yi dañoo am rentrant te mbër rentrant dëgg la mbër da ngay am rentrant c'est très important ci làmb am na mbër yoo xam ne seen rentrant rek la amateur daan seetaan dem ñibbi Garga mi bu tuusee ba takk bagaasam yooyu ba def yi mbiri séeréeram yi mbër day am na ñu nga xam ne dañuy daal di ñibbi kon combat bi yàlla ñu ci bakkeen yóbbu amiin te yàlla def li Garga Mbossé ne yàlla ñu ci yàlla defal jàmm yàlla ñu ci yàlla defal jàmm Pape Abdou Fall yàgg na décanter situation làmb Pape Abdou Fall yàgg na décanter situation làmb ci lu mel nii bu fàtte ne bi mu ñëwee bi commencé affaire commencé soxe ci la commencé chaque année mu indi ñu benn combat moom day bañ crise waaw moom waxee mu ne non làmb amul crise non crise amul parce que boo nee crise day mel ni yeneen mbër yi bëree chaque samedi ak dimanche. respecté wu mais respecté wu leen. merci beaucoup man damay wax loolu sax lu te mbër la samedi ak dimanche jour li may wax mooy sama communication dama ciy boole nañ bàyyi communication bu bon ci làmb parce que c'est pas parce que Père Ngagne ak Malick bëriwuñ rek làmb doxul xëy na am na ñoo xam ne ñoom la ñuy xaar ñoo ëpp popularité ñoo ëpp yëpp mais làmb ngi dox quand même chaque samedi ñu bëre chaque dimanche ñu bëre simple baa ngi bëre simple baa léegi ngi jeudi bëre vendredi région yaa ngi bëre voilà ñu ngi bëre c'est-à-dire l'événementiel bi nga xam ne mooy polariser làmb ba nga xam ne li ñuy wut ci sponsor yi peut-être mën nañ ko am ndax ñoom it foofu la ñu fusé seen bët parce que ñoom seen bët tekkuñu ko ci espoir yi di bëri aussi ñoom ñu ngi ko teg ci ténor yi keroog man j'ai accusé Balla Gaye dama ko accusé directement ne ko làmb ji bu tolloo fii ci njàkk évolution ci yow ci nga bokk parce que Modou Lo Ama Baldé la ñu yaakaaroon te kooku xam nga combat bu taxoon ba léegi coow li bëri dina am lu mu yóbbaale. kon Balla Gaye tey amul droit toog te bëriwul. jusqu'à ce que dem doxi combat am. pour yow lu mu waroon def. Balla Gaye ak li mu am ak kii yoom nu mu tudd. carnet d'adresse et tout ak ay relation ak popularité am mën na appuyer sax promoteur ba tëgg lamb. mais moom nag du promoteur. non day appuyer. mënta tëgg boppam it. da ngay appuyer ba tëgg. am na mbër yu tëgg seen. waaw sport yu mag yëpp nag ci xam nga Yékini nee na la fii Yékini nee na la fii combat mag kii moo fay benn mbër bi. loolu xam nga kenn xamu ko woon. kon Balla Gaye ci beneen côté. war na mën a jóg nag fexe ba am combat ndax moom ak la. yàllaa ko may ñeneen ñu mel ni Balla Gaye ñoom Gris Bordeaux yeneen gars yi. non moom la ko yàlla may la kaay ma wax la. ñeneen coow li ma ne nañu waxante dëgg. coow li moom la ko yàlla may ak Modou Lo ñoo fi yor coowu làmb de ñoo lu fi coowu làmb topp booy xool sax ñoom ñoo la jël gaa yooyu. ayca ñu daal di continuer wax naa ni tey dinaa la bett tuuti Alaaji Gaye parce que man dama foogoon ni Mame Boye Diao xamul làmb ndekete moom amateur la day topp bëri def na analyse bu ma bett lool ci diggante Siteu ak Papa Sow en tant que parrain aussi digganteem ak Pape Abdou Fall lan moo ko indi am na luñ ci cof waxtaan ci ak yéen dama bëgg nag ñu koy cof-cofee waaw ndax moom comme kilifa la bëgguñu tout le temps di ko déranger dañ def interview bu yaatu bés bu nekk rek chaque lundi ñu am luñ ci cof indi ay ca ñu dem déglu Mame Boye Diao le parrain nga xam ni am na message bu am solo bu mu lancé balaa ñuy ñëw nag ci dossier Garga Mbossé. waaw sama diggante ak Pape Abdou Fall dafa yàgg ndax ànd la bi nga xam ne moom daf ma jiitu sax si sama diggante ak moom parce que Pape Abdou dafa bokkoon classe ak suma soxna ñoom ñaar ñu nekk ay xarit sama jabar da doon tooñ toujours di naan Pape Abdou dafa dooj ndax moo ko gënoon jol seen classe yoroon toujours sac nag yoroon cartable mu xamoon ni rek il fallait que mu nekk quelqu'un qui est très connu dans le pays te loolu la yàlla tudd tey bu jëlee nag affiche bu mel noonu
nga xam ne ku xam làmb xam ne ñetti date yu mag moo ci am benn bi day nekk toujours ci weeru décembre bi beneen bi mois d'avril période indépendance ak fin de saison pour choc bi nga xam ne mooy tëj saison yi le plus souvent noonu lay demee bu jëlee donc bi nga xam ne day tolloog fête indépendance Sénégal dafay nekk lu rëy ci man suñu réew waroon bu doon fonctionnaire waroon nekk at bii lay nekk à la retraite 60 ans d'indépendance du lu ndaw war a nekk nag benn moment bu mag nga xam ne ñun ñëpp war nañ ko fêter mais war a tamit gën a gëstuwaat suñu réew ak naka lañ koy liggéeyee donc vraiment événement bu mag la ci man bu nga xam ne vraiment xam naa importance bi ma ñaanoon ko nag te mu nangul ma ko ma ne ko booy def affiche bi ak bu ñuy wax promotion bi ñu bind ci delloo njukkal Macky Sall balaa ngay wax làmb da ngay wax public te man gëm naa ne affiche bi xajul arène nationale parce que ñoom ñaar koo ci jël mënoon na feesal moom kese stade bi mais dafa baax aussi ñu dem fréquenter arène nationale ndax c'est un joyau pour la lutte mu nekk vraiment avancé bu mag ci làmb te tant que ñemewuñ ko di fa dem li ci war duñu gis njëriñ bi donc ma xam ni tamit combat bu mag la ensuite deux grands sportifs ndax même bu dee am nañu ay tolof Papa Sow ak Siteu c'est de grands techniciens xale yu am fit technique moom kenn waxu ko donc xam naa ni aussi bu dee fit kese keroog gëm naa ni kenn du dellu ginnaaw donc combat buy gaaw lay doona man loolu laa gëm xam nga mbër yi dañuy wax toujours combat bi dina gaaw boo ñëwee wala boo ñëwul mais bii nii ñaar ñi ko seex gëm naa ni round d'observation bi du yàgg parce que ce sont vraiment ay athlètes lañ te Siteu dafa am fu mu bëgg a dem Papa dafa am lu mu bëgg a dabi donc ça va être très compliqué pronostic moom yomb ci man ci li ma gis mooy pronostic du ci yomb ndax Siteu xaw na am tuuti gàllankoor ci at buñ génn nii mais gëm naa ni fu mu bëggee yegg ndax li mu am ci mbooloo dafa bëri macha allah dina bëgg egg foofu ci li mu gën a gaaw donc pour moom dina ñëw jaar ci kaw Papa loolu may ko leneen pour mu mun dabaat li nga xam ne jotoon na ko ñàkk te boo xoolee ci carrière am moom dina faral di dem toujours États-Unis pour di gën a yokk dooleem wala di yokk xarañte ci technique am ay yooyu donc te Papa xam nga ku ne écurie Fass ca njalbeen ga xam ni foofu école de lutte la balaa muy nekk sax lutte avec frappe day nekk école de lutte donc Papa ci jël yu gën a rafet ci Sénégal daan na ko fi ay mbër tey nag mu nekk ci beneen challenge bu bees ndax bëgg a jógaat créer écurie boppam ak ay nitam dafay laaj toujours xëy na moom mu concentré wu bañ ko def une affaire personnelle mu def ko affaire sportif man conseil boobu laa koy jox parce que warul ñëw rek ne damay bëre pour wane ne jóge naa fii man tey dinaa wane ne damay dem bërëb sangam te dinaa fa am li ma ciy xalaat na ñëw xam ni combat la moom ak adversaire am ñoo ko seex ñu bëri que dans la sportivité c'est vrai mais bu mu yenn combat bi comme un défi personnel. ayca kooku mooy parrain bi di Mame Boye Diao dégg nga analyse bi mu def ci ñaari mbër yi. man daf ma bett nag ci benn côté. mais man bettu ma. Fulaadu la dëkk. waaw wax nga dëgg. fan la Fodé jóge. Fodé fa la jóge. fan la ñoom Fallaye jóge. Fallaye fa la jóge. fan la ñoom Doubalès jóge. Doubalès fa la jóge ay bërekat lañu. dëgg la. est-ce que moom sax boo songoo nag moom mbaa du la daan ci bureau bi. non kii maa ko mën de. bon et puis xam nga làmb dafa nekk culture sénégalais yëpp. ba pare joolaa bi di bëri. soose bi di bëri balante bi di bëri wolof bi di bëri séeréer bi di bëri ñëpp di bëri xeet gu ne yaa ngi ci bëri. waaw ak sa façon ngi bëri. kon ce qui veut dire que moom ku war a xam làmb la bu baax a baax. te it xam nga booy xool génération yi yëpp làmb da leen dafa bokk ci ñoom. ba pare xaritu mbër yi lañu. xaritu mbër yi lañu. waaw xaritu mbër yi lañu. ñoom ñëpp booy xool xaritu mbër yi lañu. parce que xale yi tamit dañuy gis seen bopp ci ñoom. dañuy gis seen bopp ci ñoom pour réussir ak yu mel noonu. yooyu yëpp mooy wane ne Sénégal niveau boo mën a nekk rek. na nga góorgóorlu ba lu baax lu ne ñu boole la ci. te ñu mel ni Mame Boye Diao làmb daf leen di. voilà c'est important. parce que c'est des porteurs de voix. mais ay nit la ñu nga xam ne aussi. gox ya ñu dëkk dañuy jàppale jeunesse bi di jàppale sport bi. làmb aussi dafa am ñu bari dañ ko woon gannaaw mais nga nekk intellectuel nekk directeur général d'une grande société. ñu tudde la làmb nga ni dinaa ñëw ànd ak samay mbokk ak su may am di jàmm loolu dafa bokk ci liy dooleel làmb. parce que tey complexe passé wul man Malick Thiandoum ñu tudde ma làmb ma ne accam.
parce que loolu c'est renier ta culture te renier sa culture mooy nit ku nga xamante ni xamuloo sa bopp xamuloo koo doon xamuloo foo jóge parce que tey li ñu gën a am ci taar war ko won àdduna làmb ci la bokk barki de boo njaay ci box bi muy tekki ew bi dañu jël Gris Bordeaux invité ko mu def fa guest star moom ak rakam ñu baax ko takk sër yi daal di rendi segg def fa lu nga xamante ni athlètes ya fa nekkoon jóge ci ñaar fukki réew ak ñett yi ñoom ñëpp dañu impressionné wu ci li nga xam ni moom la fa Gris Bordeaux def donc tey loolu lu fi mënti xew war nañu jël làmb indi ko mu nekk suñu aada mu nekk suñu cosaan xale yi aussi continuer di indi la fi xewoon démb ak bërki démb di ren di segg di takk jaaj yi sol booy doole yi daal di ñëw bàkku si loolu di ràng loolu dafa bokk ci li neexal làmb di ko dundal tey jii Garga bu ràngoo ba ñëw da ngay xam ni kii doomu séeréer la non mais feeñal ko fogale séeréer ñu bàyyi la nga nuyu sa mbokk séeréer yi waaw waagi mo leen wayi mo ret mbaam lay sem tasimin kem o foges o fogalama inorna muy sama mbokk yi o fogale séeréer maxey simna nuun gidma nuun comme nem layta toujours rek falay ka yooɓee waaw kene so mo maxey mbaasnuwa nuta ak fop nu mbaasanaam ak maxey simna nuun gidma nuun Jokko Njal seen dooma ngoog te séeréer indi nañu faral di wax ni ëppi na pogum seen dooma ngoog kon nag dañuy dugg rek ci Garga waaw présenté ko parce que représenté ko ndax xam naa ni moom buñ koy présenté internautes yi nga xam ni ñi ngi commencé intervenir commencé dañu dugal seen i laaj parce que ñi ngi en direct ci télé bi mais ñi ngi en direct également ci Facebook ak suñu réseau yi nga xam ni moom la ñuy utiliser pour yaatal waxtaan bi mais ñoom commencé nañu samp seen i laaj mais déjà Garga Mbossé dafa nekk ndaw comme ni mu ko waxee juddoo ci famille bu nga xam ni kenn nekku fa mbër wax na ko léegi magam nekk ci làmb mu koy gunge di ko topp ba virus bi dugg ko waaye bi mu ci duggee aussi daf ci def jom def ci fulla def ci fayda parce que du ku nga xam ne dañ ko xàllal wala dañ ko buuxal pour mu jàll déedéet àll bi dafa lëndëm lool bari xaaxaam lool mu xuus jàll am ay combat yu metti yu mu bëre ak ay moroomam yu nga xam ne ëpp ci kenn doole giita ngaas ak ñoom ñàkkante ko ak ñoom parce que tey bu ñuy xool Lac Rose nekk xale bu nga xam ne Fass dafa am fu ñu ko teg am yaakaar bu ñu amoon ci moom ba Lac Rose di fël nekk ci lancé bu extraordinaire moo Garga Mbossé yaakaar naa ni ca la ko Garga Mbossé daan digganteem ak Tonnerre nekk une terreur nekk ku nga xamante ni nii ku muy dajeel say mbokk du ñu nelaw keroog Garga moom moo ko daan digganteem ak fëgala ba taxoon ñuy wax fëgala bu lansaar ba nga xam ni ku daje woon ak moom di nga daj lu mburu dajul ci taal fëgala boobu moom Garga defal na ko bagage l'an 2000 ca tournoi ma keroog procureur xaw na ñoo téye Thiès de laa ilaay keroog Thiès keroog moom procureur xaw na ñoo téye Thiès diggante l'an 2000 ak Garga Thiès loolu comme njar déem keroog metti woon na lool digganteem ak assurance bu Mbuur keroog metti woon na lool digganteem ak Aliou Mané baat ak tontu la digganteem ak Ibou Fall baat ak tontu la digganteem ak Njaaxum baat ak tontu la digganteem ak Cheikh Diop ca ay début baat ak tontu la am na ñu nga xam ne daan nañu ko ci biir làmb mais ñi ko ci daan aussi dañ ko war a daan parce que làmb noonu la ay génération la da ngeen di daanante ci seen biir mais tey tur bi mu am ci làmb moo ko may boppam du kenn moo ko may c'est pas parce que c'est le frère de Zos non Zos dafa am lu mu bind ci taarixu làmb def ko ci mais moom dafa ñëw bay wàllam ci waar. xam nga actuellement booy xool li lay wax ne carrière am da ko topp sës ko bien que vrai que am na ay année blanche yu mu def am na ay at yu mu tëb. booy xool diggante 2008 muy dajeeg Cheikh Diop est-ce que xamati nga Cheikh Diop. non yaa ngi koy fàttaliku. waaw si maa ngi koy fàttaliku. daan ànd ak ñoom Baye Mandione. moo à part combat bi moom xamatuma ko. xamatoo ko moo daan ànd ak ñoom Baye Mandione moom la njëkk a bëreel. déjà xam nga kon xamatul sax Cheikh Diop bi mu njëkk a bëreel. Cheikh Diop mooy bu weex la woon te tuuti nii te weex xat mën a xeex. moo daan ànd ak ñoom Baye Mandione ñoom Issa Pouye. depuis boobu ak bi nga xam ne bëri na dernier combat am El Hadj Malick booy xool Garga tey boo weesoo Boy Niang ñi ko daan ñëpp bëggatu leen. ndax Boy Niang ko fi daan les deux. super étoile Bébé Saloum. boo leen ko bëggoon jox tey de tool yi day bëri. ndax tey danaan leen yéen daanoon ngeen ma waaye dama fa teg ngembali dem wutiwaat. looloo yoon performance foofu nga koy xayma.
et puis li mu wuti waat ci liggéey. ci liggéey waaw la ko wutee. voilà parce que Garga du tëdd du nelaw. sportif la de très haut niveau. tàmm làmb def ko muy métier. alors sur le plan professionnel souvent dafay dem États-Unis xam naa ni dinañ ñu jox image di waajal boppam di liggéey suba ak ngoon guddeeg bëccëg du xaar combat pour entraîner parce que ndaw la. Garga bu amee xëy na fanweeri at ak nangam ci lay yem. donc il est jeune toll ci fi mu war a toll ci diggu ndawam déjà États-Unis souvent da nga fay dem même boo amul combat pour waajal sa bopp. waaw bi ma fay dem wax dëgg aw ma woon combat gars yi ñu ngi ma ci laaj sax lu tax yow boo amee combat doo dem nga bàyyi ba combat bi passé nga soog a dem. mais dafa di rek nit moom daa am loo moom am loo xam ne ñi la jiite dañ koy moom. dëgg la yàlla dogal na combat yi ñu daan am yëpp ci kàttanu yàlla dinañ ko mën a préparer fii te duñu jaral dem. mais bi ma génnee ci sama combat bi passé la sama grand yi baax ne ma il faut nag nga jéem a xool noo def yokk sa niveau. parce que aussi dara boo ci nekkee da nga ciy wut yokkute. tey jii ma may la benn exclusivité sax. combat bi Reug Reug bëree Dakar fii man maa ko waroon def. MMA bi. MMA bi ok waaw proposé woon nañ ma ko bien avant may dem États-Unis mais fekkoon na ma am ay club yu nekk foofu yoo xam ne dama am lu ma diggaale ak ñoom. comme aussi dama nekk ci ay loxo te xaw ma bu ma demee lan laa fay fekk du jaadu ma engagé fii dara bàyyi ko fi. te bu may ñëwaat maa ngi waroon a ñëw le 2 combat bi defe naa le 15 la woon xaw ma 15 jours laa doon am wala ay 14 jours. kon préparation du fi woon xaj. loolu moo taxoon ma bàyyi ko mais bi ma demee aussi fekk naa fa ay gars yu baax. parce que waaw gis nga waaw. Cheikh Sow sama grand bu baax boo xamante ni bi ma demee këram laa dal. yaayam papaam frère am yi xaritam yi ñëpp jàpp ci vraiment. saal yi ngay gis yëpp moom moo ma inscrit ci saal yi yóbbu ma ci gym yi ñi nga xam ne pour musculation la mais aussi yóbbu ma ci club de combat yi nga xam dañuy def jiu-jitsu benn xeetu bëre la boo xam ne. martial waaw bëri bu riche la. presque xam nga MMA dafa composé yu bari. mais boobu benn la ci bëre boo xamante ni ay armalogue la. kon yow yaa ngi doon waajal sa bopp ci MMA ak ci yeneen xeetu sport de combat. waaw bëgguma tudd yokk xam-xam waaw bëgguma tudd turu dara. mais ñun lépp loo xam ne sport la te suñu wér-gu-yaram may nañu ko suñu kàttan may nañu ko incha allah dañ ciy dem. parce que comme ni nga ko waxee ay xale lañu ay sportif lañu. kon dañuy xool rek lépp loo xamante ni daal lu ñu amal développement lu ñu amal yokkute la ñoo ngi ci quoi. carrière bi. ni muy sooxe. des hauts des bas. waaw parce que même booy xool ci nombre de victoires ak nombre de défaites. dafay xaw a même boo xoolee li ma wax ci say victoire boo demee ci say victoire aussi ci say défaite boo xoolee ci say victoire aussi ku dul Moussa Ndoye ñi ci des ñëpp seen performance dematul noonu. dëgg la waaw lu waral loolu ak Garga nga xam ne mbër gi kenn du ko laajte taxawaay baa ngi fi xam nañu bëre baa ngi fi ndax man depuis mbappatu Djib Diouf maa ngi koy suivre boobu duggagul arène. mu ñëw ne ma mbër laa ñu seetaan def naa guddi googu sax ci la Papa Sow bëree ak bëreeg Bathie Seras. waaw Balla Gaye bi aussi bëri na fa. Balla Gaye waaw ak Naar Touré voilà. ak Tapha Tine ak voilà affaire yooyu ak quoi. yooyu waaw. boo bokk léegi sa carrière. Zoss décroché depuis 2017. ngay rakam lan mooy sa ambition actuellement sa yoon fan la ci làmb tey. waaw question yu bëri nga boole. waaw mais xam nga li may wax waaye xam nga li may wax. xam naa baax li ngay wax fi may njëkkee mooy. waaw. man gëmuma ni sama carrière dafa sooxe. gëmuma ko. pour man maa ngi ci niveau bu baax bi. li tax lu nit def rek di ko li ñuy wax naan lu nit am ba koy xeeb nit a ngi ne siiw jot ci. wax nga ko sànq ci samay début. ñi ma bëri la lool amu ci koo xamante ni tey daan nañ ma xool leen wala ma ñee leen ci làmb. waaw loolu waaw te xaaj bi yëpp ñu ngi ci làmb ba léegi. kon sant yàllaa ngi noonu. waaw mais ñi ma bokkandool génération bëreendoog ñoom 2008. parce que 2008 laa commencé bëree 2006 laa commencé bëre mbapat. 2007 2008 ma ñëw arène. bon 2010 ma dugg claf. boobu ak léegi amul koo xam ne bokk naa ak yow génération nga bañ nga sañ maa bañ tey. booy ñaa laa ci bëreel mu daan ma. nekk ci sama kanam. mais amul kenn koo xamante ni raw na ma ci nekk ci sama kanam kon loolu sant yàlla la. peut-être ku ma ci raw bëriwuñu wala bokkuñu yoon je crois xaw ma gisuma ko sax amu ci. waaw mais xam nga li may expliquer pour mu gën a leer. mooy ñooñu nga bëreel yëpp. boo dindee Moussa Ndoye soo dindee Boy Niang ñi des ñëpp ñi bàyyi noonu
ñii seen carrière yow. waaw loolu moo lay wan nii parce waaw. que seetaan naa keroog sa émission ak Bombardier. waaw. ñu ngi koy nuyu moom aussi bu baax grand bu di baax ko la félicité ci ndam li mu félicité ci am ndam li waaw ci maa victoire ngi doon wax am chance. xaw na rey pot moom tuuti bi ma nekkee États-Unis mu nekkoon ok. France ak frère am bi. ndeysaan aw ma occasion aussi pour jaale ko ba léegi ñu ngi koy masaw bu baax moom mbokkam Pape Dia. yëpp. waaw dama pertoon numéro bi moo tax. wax nga ko keroog ñi mu départ ndool presque nekkatuñ fi te moom mi ngi fi kon loolu mooy challenge bi. Ouais, longévité boobu. waaw loolu jar na sant yàlla pour man jàpp naa ne maa ngi sama début carrière maa ngi soog a commencé defaguma dara ci làmb peut-être làmb dese naa ci lu mat 20 ans normalement wala 15 ans kon maa ngi ci sama début làmb mais fukki nit boo leen boole woon ñu départandoo foog mu am ku jiitu am ku ci topp ba ñu yegg ci zéro bi dëgg la. xëy na du ñu payé mais du ñu ndaare doo leen daal. am na loo xam ne nag ci loxo yàlla la nekk doo pee doo ndaare say ambition loxo yàlla ñun ñëpp ci la ñu ne fii ñu toog sax yàlla ne dëgg la dama ne doo pee doo ndaare lan mooy taxawaay bi tey pour bousculer gars yi. waaw taxawaay bi mooy pour man yokk rek yokku parce que nit moom lépp loo nekk boo ci avancé wul rek yaa ngi ciy dellu ginnaaw ndax ku yokkul yaa wàññi fuy bunt bi. bunt bi mooy yokk doole rek yokk entraînement Non, loolu d'accord naa de. yokk performance intellectuelle bi parce que làmb aussi sport sax laay wax boo xoolee ñun sport bi ñu doon def 5 ans ci ginnaaw ak sport bi ren soree na wute na évolué na. am na ay changement am na changement yu métti yoo xamante ni boo ko dundul mënoo ko xam dëgg la. kon loolu rek déjà boo ci amélioré woo rek yaa ngi ci lancé bi mi ngi ci lancé bi. fi père nga jëm xam naa ko. Dañuy dellusiwaat. ci dellusiwaat tuuti. ñu dugg tuuti nag. waaw. ci làmb tàngal affaire yi parce que xam naa ni pour mu tàng am na lu nga xam ne buñ ko ko wanee bàyyi ko foofu. te il faut que moom xamoon ne nañ daje. laay mënul rëcc. moom xamoon ne naa daje. mënul rëcc jarul yàqi nelaw. garga bu dugg see ci làmb wax nga ko léegi am na ñi nga xam ne tuusu garga kese doy na leen rythme garga doy na leen pas de danse garga doy na leen ci làmb buñ ko seetaanee mën nañu dem seen yoon li ci des ñu seetaan ko ci télé bi ay ci ñu ànd ak garga dugg stade wan leen buy tuus garga bi ngeen di gis fii ak garga bi ngeen di gis foofu bokkul ay ci ñu dem. macha allah Alaaji Gaye wax nga ko léegi ci suuf mbër day am rentrant waaw moment bii dafa am solo bi sa ko bakkan la. bii sama combat ak Lac Rose la. mbii moo jógoo ko bëri bala deuxième bi la. non deuxième bi la ah deuxième bi la. bi sotti la bi sottiwul bi bi sottiwul bi. moom tuusam defe naa gars yi est-ce que am nañ ko parce que jotu boon tuus jotoo tous ñu agressé la way way accident boobu am na fii. waay waay. d'ailleurs nan nga gisee violence bi aussi yow am nga droit wax ci ndax yow dal na la. waaw li dal Alioune Seye keroog. dëgg la lu ñuy déplorer la mais aussi lu ànd ak làmb la parce que làmb affaire violence moom mënu ci ñàkk parce que xeex bi rek violence la déjà léegi nan lañ koy defee fexe jéem ko professionnaliser ba yenn nii bu amatee ñu bañ ko vulgariser parce que làmb violence am nag dañ koy compter Malick nga ne bu amee. ñu bañ ko vulgariser bañ ko di wane di ci wax lu bari maa ngi ñëw ndax li ma gëm man xam naa fi muy waxee. li ma gëm man lu koy saafara. waaw li ma gëm man li koy saafara ci kër yi lay déparé ok sensibiliser d'abord. ndax indiscipline bi Garga Mbossé di wane ci plateau bi këram la ko jëlee tey jii mënul ñëw ba ci làmb ji nga bëgg ko yar c'est impossible mais dañuy teg loi yoo xam ne luy valable pour tout le monde la ñu bañ nekk kumba am ndey kumba amul ndey li xew ci football bi bu xewoon ci làmb dootul am bi ñuy waaj Modou Lo Lac de Guiers stade bi daanu veille bi la loolu bu doon ci làmb la xew làmb dootul am veille bi la veille su bi ko la. defee dañ naan mbër yi dañoo sacrifier doomu jàmm maanaam xeetu wax yu ñaaw yi ñuy wax sax di ko jëmale ci mbër ñun ñooy ay doomu réew mi vraiment dañ ko war a bàyyi voilà. barki démb gis nañ fi AS Pikine ak Casa Sport li fa xew bu xewoon ci làmb kenn waxatu ko mais làmb ñi ciy dund dañoo bëri te ñooñu il faut ñu am lu ñu wax moo tax bu dara xewee ñu ciy wax yenn wax yi mais il faut ñuy sóor aussi wax buy jëmale kanam ak wax buy yàq dafa am lu am solo loo wax vulgariser ñan ñoo koy def monteurs yi. mais réalisateurs ku yi jóg wax te Sénégal buzz jaral na fi lu ne ak site yi dul site yi jeex. dul loolu jeex. problème bi ku parce que jóg wax bu war a wax day wax bu war na wax day wax tojee bëtu Malick deret ji sang ko dama ko loolu xeex. la ñuy jël Oui. di ko vulgariser di ko gën a wane. tey Ngagne Diagne mi nga xam ne bi Garga Mbossé di mbapat mi ngi taxaw way xam na visage su Garga Mbossé bu defee lu yenu maanaa këram lay toog ne moo ko def wala defu ko mais tey ku jug wax ku war a wax ku warta wax loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax alors Alaaji Ngagne am na fu mu doon laal léegi mais balaa ñu koy laal dama bëgg ci joxaat ñu beneen combat muy digganteem ak Lac Rose ginnaaw bi mu tuusee tuus mu rëy moomu nan la bëree digganteem ak Lac Rose ñu mbir mi saf làmb lool ñu soog a wax ak moom ci làmb. da koy daan na Lac Rose
waxoon naa la ko. Garga daan na Lac Rose. Garga daan na ko. ayca mi ngi noonu mu nekk encore une belle victoire de Garga Mbossé ci xale bu nga xam ne keroog indil na ko safara indil na ko xeex indil na ko bëre et puis am gannaaw muy Lac Rose. je pense que combat yi rek boo ko wonee nit ñi dañuy am envie gisaat ko mu tooyal xaftaan mais nag am na loo ko wax léegi muy xaw a esquiver xam nga moom dafa xaw a muus mais dañuy dem directement droit au but actuellement man coow li ma dégg. waaw mooy digganteem ak Sa Thiès. waaw loolu askan bi ñu ngi koy wax ak lu làmb ñu ngi koy wax. am na promoteur yu ciy dox. waaw teyit ñor na Sa Thiès bëgg na. Garga bëgg na. Garga moom bu bëggee na ko waxal bokkam mais wóor na ma ni Sa Thiès bëgg na. loolu question la wala commentaire la. li nga wax noonu. léegi nag yow combat boobu sa diggante ak Sa Thiès la ñuy wax ni moom moo ñor même mais non c'est-à-dire tey jii nu mu tuddati internet yi nee nañu combat bi ñu bëgg mooy sa diggante ak Sa Thiès. waaw internet yi moom ñooy askan bi. askan bi ñooy publicu làmb kon lu ñu bëgg rek mbër yi dañ ko war a bëgg. comme ni ma leen ko waxee sànq ñun sport la ñuy def te defe naa ne ku jël làmb def ko sa métier bis boo bàyyi rek yaa ngi perte. ndax làmb li jàll rek jàll na li ci kanam moom kenn waxatu ko. tey jii bu ñuy coow sama combat ak mbër bu mu mën a doon sottiwul rek c'est parce que dañoo amul compromise wala ñoo am accord bu convenable. sama combat ak Sa Thiès c'est vrai wax nañ ma ko benn yoon boobu nekkuma sax Sénégal maa ngi Amérique ñu woo ma wax ma ko ma ne leen woo leen diw. parce que mooy sama kilifa. bi ñu ko woowee jotuñu am déggoo. ak ñoom peut-être soriwuñ ci sax nag. xëy na kooku ki ko doon bëgg peut-être parewul wala parce que mbër li ma d'accord promoteur bu bëggee benn combat wu ñaari mbër bu sottul day tëgg leneen mais boo doxee combat bi sottul kenn déggaatu la c'est parce que da ngaa parewul. promoteur boobu déggaatoo ko ci dara déggaatuma ko ci dara. ça veut dire que kon moo tax ma jàpp ne parewul. barki démb dégg naa Prince di ci wax. wax nañu maag moom message WhatsApp la ñu wax parce que on est des frères Parcelles la ñu dëkk. ay am di jàmm lañ. sama mag la doon àndal mais nit doo ko mettre en mal ak askan bi. maanaam. parce que bu nit ñi déggee ñu naan fay nañ déggoo naa ak Sa Thiès Garga Mbossé moo ci des saay bu paree na ñëw loolu wax bu yàqu la. Prince message WhatsApp la ñu wax. mu message ma mbër ci loo ne ça va yaa ngi ci jàmm ñu nuyoo mu ne ma sa combat ak Sa Thiès ñaata laa lay fay. ma ne ko Babou mooy sama manager. ok wax la ak Babou. point. ok waxaatuma ak moom bi mu woowee Babou wax dëgg yàlla li ñu wax ñoom ñaar Babou expliqué wu ma lépp. mais bi ma woowee nee na ma Prince daal niruwuma ko bëgg a tëgg làmb te man ci télé lay waxee ndax làmb boo koy tëgg boo waxee ak mbër yi lu jaadu da ngay indi xaalis jox leen. mais wax na Babou montant. non li mu ko wax moom taxul ñuy wax ndax. ci loolu lañ d'accord waaw li mu ko wax loolu taxul ñu ku bëgg a tëgg combat doo tëgg loolu. dégg naa Balla Gaye wax bi mu toogee fii. ne ku am njëgu Nissan Patrol da ngay jënd Nissan Patrol. ku am njëgu Jakarta nga jënd Jakarta. Prince xëy na bëgg na combat mais mënu ko tëgg. waaw mais fii làmb ji toll tey est-ce que. dañuy miser wu ci njëkk ba di xaar njëkk. man de kuy tàgg sa bopp doo juum mais combat yi ma mës a am yépp mu yàqu. promoteur yi may dégg ku mës a combat yàqoo ci man wala cachet ñëwal ne Garga fay naa ko temps mu bañ. lu yenu maanaa ko dégg da nga koy xam mais nag ay mag lañ ay responsable lañ te làmb dafa métti dépassé nañu ay magum jëm liggéey ci làmb ba toll fii di bëreel nit ci ay yàlla naa dee. non mais non attends. Moussa Fall bu Sa Thiès. waaw moo mu yónnee message léegi. nee na ma Sa Thiès nekkul ci benn contrat jamono jii ñuy wax ni. amul benn engagement bu nga xam ni lié na Sa Thiès ak benn promoteur nee na sax am na promoteur bu leen seet si ba ñu wax ba tënk mais waxul du nee na du Prince. keneen la nee na mais daal lu mu mën a wax nit ki mooy Sa Thiès. amul benn contrat bu ko lié ak benn promoteur ku bëgg combat am ak Garga Mbossé pare na loolu la Moussa Fall Sa Thiès. moo yor baatam. ok yow nga ne. waaw mi ngi noonu c'était juste éclaircissement bu may indi la. ndax it munoo def li Max Morgan di wax li mbott di tëb nawet ku ko tàcc sa tool booy. du nit wax ci yow nga tontu wala genre mais dafa am wax boo xam ne daf lay mettre à mal ak ñenn ñi. kon daal tey jii Garga aussi il est libre de tout compte. ah bien sûr. amoo benn contrat ak benn mbër. benn promoteur te aussi Prince li muy wax naan fay na ma xaw ma ñaata lu ëpp li ma bëri woon loolu amul bu ma ko fayoon ma bëri. dafa préciser loolu. waaw non dafa wax ni fay naa Garga Mbossé lu ëpp li mu amoon ci combat bi passé kon ci moom la des loolu amul.
ok kon fay kon c'est-à-dire baabu information li mu la indil. li ma baabu wax. yi la baabu wax loolu amul. ok waaw. yow nag léegi foo taxawee ci làmb ji. mais sa xool ko diggante léegi ak Sa Thiès situation daal làmb moom askan bi bëgg nañ ko te xam naa ni yow it namu ca yabu ca xanaa. waaw man moom mbër laa rek comme li ma la wax sànq Malick Sa Thiès ak keneen moo ci yem làmb mooy suma métier. mais d'abord Sa Thiès moom la ñu wax actuellement Garga Mbossé Sa Thiès internautes yi loolu la ñu bëgg amateurs yu bari loolu la ñu bëgg. combat bu jaadu la. bien jaadu. sûr. ok loolu la ñu bëgg a dégg. combat bu war a neex la. combat bu jaadu la non à moins que dama koy dimbali. koy dimbali. parce que Sa Thiès laay dimbali. Sa Thiès sax la ñuy jël lundi bi di parce que ñëw ci defet saa la pare toog. lundi lañ lay jël. ci defet la toog waaw année blanche boole ci. waaw. te dox nañu suñu combat lu ay yoon xëy na nag bëggut newoon naa dootuma ci wax parce que fi ma bëgg a dugal. Garga Mbossé du foofu. c'est-à-dire man duma kuy toog di sànnante ay baat ci ay presse di waxante ay wax yu Ay ñaaw baat presse bëgg combat bi taxaw nag loolu laa def. comme ni mu ko bëggee. waaw. mais du Bëgg? mais am non moom dafa bëgg combat bi taxaw. waaw. tax mu di ma sànni ay pic di ma wax yoo xam ne vraiment. non day cokkaas rek. waaw day cokkaas mais gis nga nit. waaw, buñ la nawee day cokkaas doo wax rek. luñ lay day cokkaas xeebee. rek. dama toog ak sëñ Abdou Karim maa ngi koy nuyu bu baax. borom Makarimal Axlaa ñu sama waxtaan. xarit suma wëllëre maa ngi koy nuyu. yàlla na mu fi ni yàgg ma loolu te wér mbàgg. góorgóorlu leen bu baax ci ñi leen di seetaan du ngeen leen gis. kàddu yu rafet na. ma toog ak Serigne Pape Malick si doomu Serigne Babacar si. si Malick maa ngi lay nuyu sama wasila. mu ni ma depuis 2009 maa ngi lay suivre. génne sama numéro téléphone boo xam 2009 laa ko yoroon. kon ñun amatuñu droit à l'erreur. am na façon waxin boo xam di nga xam fi ngay waxee mais doo xam fi wax ji jëm. dëgg la waaw léegi loolu jéggalal léegi ñu dem ci combat yi. Sa Thiès da nga koy dimbali. kan nga war a mën a jël te dimbali woo ko ci làmb ji. Lac de Guiers. numéro 2. ah del wax 2. Lac de Guiers kat benn la ci la. ah déet man Lac de Guiers yi daa bari de. beneen bi kii la. Lac de Guiers numéro 2 moo fi nekk. Lac de Guiers 2. waaw. seet bi. Garga guy Seet gi bi. ah léegi loolu loolu sama seetu rek di snap. réalisateur bi nee na ci internet yi am na ci ñu bari aussi ñu wax ne Garga guy gi saf na leen. waaw xam nga guy gi li tax bëggatuma wax ci moom. dama ko fekk Iba Mar dëkk ko. indil ko seytaane génne ko stade bi ci kanamu ñëpp. yow mu nga xëy génne taxaw guy ci gi la stade bi, waaye ah waaw. ñëw ñëpp a ngi koy seetaan parce que mbaytin la indi ma ñëw gunge Franc ak Gora Sock di bëre ak Cobra. waaw. ma dëkk ko ñu jaxasoo xam nga am na loo xam yëfu làmb la man du ma tooñkat te ku ma xool xam ne mal si dëkkante ci làmb lañ ko fekk. mais dëkkante ci làmb lañ ko fekk te da ngay dugg ci làmb ji sañse taxaw na la ñu tëgg rek sa yaram changé nga nekk beneen nit guy gi su ma ko dëkkee war naa ko dëkk suñu génération la moo ñu jiitu ci làmb tuuti et puis daf la amel parce bor. que non fi may waxee jiitu mooy dafa bëreeg sama mag daf la amel bor. bor bëreeg mbër yu ma bëriwul daf la amel parce bor. que nit it wax dëgg am na loo xam ne wax ko ci nit yàqul dara daf la amel bor. daf la amel mais bor. guy gi maa ngi moom dañoo war a bëree Jàmbaar mais la bi ma de. ko dëkkee mu demee noonu ma xëy lu ne dégg naa ko ay da nga koo jot liggéey doog koo jël xam nga wax yooyu baaxul wax yooyu baaxul dafa yenu maanaa ma dëkk ko loolu moo tax waxtuma ci waxam mais combat la amul boo xam ne adversaire waaye ku la ko jox nga jël. bëgg nañ ko man bu ñu maay ko centre de proposé gravité jël. bi foofu foofu fan. fi ngay lim nii nii yaay centre de man maay gravité. centre de yaa- gravité bi yaa- parce que yaa- ñoom mënuñu bëre seen biir waaw attends. te man dab naa leen bu yàgg ñu may daw waaw moom laa la wax xam nga yaa ngi seen biir tey yaay centre de gravité bi parce que ñii dañu dëkk ak seen biir yow fi mu ne waa géejawaay ci boppam fa la say adversaire féete Ëppee. moo tax nga waxee noonu pour nit ñi comprendre loolu lay problème bi yaa ngi dégg non pas waa Géejawaay ci niveau laay waxee ci làmb non ñi nga wax noonu xëy na ñoom dafa non ñi nga tudd ñoom ñëpp Géejawaay waaw ñi nga tudd ñëpp géejawaay lañ beaucoup. dëkk waaw. moo tax ma ne moo tax nit pour nit ñi comprendre yaa nekk ci centre de gravité bi loolu laa bëgg nit ñi comprendre ko noonu ci waa géejawaay Dëgg la. kuñ la ci jox nga jël ci ñett ñi ci waaw pas waa Géejawaay maa ngi fi maanaam ñett guy gi. waaw ay ñeme Sa waa Thiès. géejawaay rek d'accord Lac de Guiers numéro 2. d'accord waaw géejawaay lañ. géejawaay lañ dëkk géejawaay lañ Kon dëkk. kuñ la ci jox nga jël kon ba tey waaw Sa Thiès moom da nga koy dimbali waaw dama koy dimbali Lac de Guiers moom kooku mooy sama nangul mu adversaire. dimbali Mooy sa la adversaire. Kooku mooy te nga sama ñëw toog adversaire. fii mu toog nii di nga fi toog. Ah. te nga nangu mu dimbali la rek. Lac de Guiers mooy parce que sama combat boobu neex na ma Guy gi. trop. guy gi sama adversaire la guy gi ñoom Sa ñaar def Thiès. sa adversaire rek waaw kee da nga ko bëgg dama koy dimbali jàppale rek kee parce da que nga ko gis naa wax ji bëri na fi mu ne lu lay wax man keroog dama ko seetaan damaa ree ba sonn nit ñi dañ lay woo xam nga man li nga leen ci làmb mënoo ko wax parce que ñiy wax ci làmb dañoo bëri parfois nit woo la wala mu envoyé la benn lien seetaanal diw waaw mais ndeysaan da nga koy naw mais da nga koy seetaan rek xeeb ko waaw mais parce que nag ay morom lañu mais- mën nañu mais- chamailler mais nag, mën nañu mais nag tooñante c'est normal ngeen non li may wax sànnante ay Malick lu cas. am importance la parce que c'est quelque chose boo xam ne dama koy téye en cœur
yaa ngi comprendre mën nañu chamailler mën nañu tooñante mën nañu xasante mais mën nañu tooñante mais mënuñu li Père Gaston doon wax mën nañu xuloo mais mënuñu xasante am na loo xam ne boo ko waxee ci mbër même bu ngeen bëree nga daan ko bu dee nit nga doo bàkku boo amee xel boo bëggee bëri nit sax nga glorifier ko diw champion jox ko valeur. boo ko daanee nga bàkku mais nga war a bëreeg nit xas ko saaga ko wax ko lu ñaaw nga bëgg a bëreeg pare bëgg a bëreeg moom waaw bëgg a bëreeg nit. bu amee xel dala fi bàyyi sax vraiment booy bu bien la maa ngi koy conseillé mu dal combat boobu bëgg nañu ko. ban booy ngay wax yow. waaw jox ma beneen combat wu beneen combat wu Garga parce que lii wane ni Garga dab na gars yi war na mën a bëreeg ñoom ku mu ci dëkk daf la war a dëkk ku ci bëreeg moom da nga war a bëreeg moom mooy combat bii jox ma ko ñu. seetaan yépp amu ci combat boo xam ne daf lay attaqué duma la day riposter day riposter rek day riposter loolu laa gis moom dafa nekk dans la réaction day xaar nga ubbi mu riposter waaw daal di bëri ci yow loolu laa seetlu bëri ci li mu bëri waaw léegi nag man pour ma mën a xeex ak moom man aussi il faut ma bàyyi ko mu ubbi parce que boo seetee ay arrêt gauche rek laa ko doon cokkaas est-ce que bi ngay toog sa tànk sentir na ko action baa ngi nii waaw ci benn côté parce que maag moom xaw nañu am tuuti différence de taille waaw kon moom bu may jël see ma ci kaw jël si wu ma pour bëre daf ma jël si pour téema loolu laa gis quoi te boobu yaa ngi toog sa tànk waaw parce que am na nu mbëri di cadré non man dóor mu daan rek laa doon gis si parce que gis naa ngay jam dóor mu daan rek laa doon gis waaw parce que combat mi yëpp damay gis bu la defee gauche boo riposté day indi 1 2 3 4 5 coups yi day bari te normalement maa ngi ko koy wax ci signature bi mais dégguma xam nga parfois nit dañuy wax li ku wax feeñ di nga wax ci sa biir communication sax nga wax li nga bëgg a def non dama ko ne loxo bi diisul parce que dóor na mbër dóor yu bëri te daanoo parce que d'accorduma nga tiim nit dóor ko ay 7 8 day métte quoi voilà te du am effet mais man li ma bëggoon mooy mu déclencher crochet droite am man ma bëre parce que boobaa benn coup rek man laay indi benn te gëm naa ni day jeexal làmb bi mooy li ngay wax léegi ni làmb intelligence la donc ça veut dire que dafa bari lu nga xam ni da nga koy calculer par rapport ak adversaire boo xoolee droite bi ñëwul ba tey droite am waaw droite bi du ñëw gis nga jàmm ko gauche bi droite bi du ñëw mais yow yaa ngi armé droite de waaw maa ngi armé droite bi boobu droite bi man laa war a liggéeyee combat bi waaw mais mu ñëw jël si mu ñëw jël si ma waaw jàpp na fu baax mais dama yéegal loxo bi mu ñëw ci sama poqataan ëñ loxo bi mu ñëw sa poqataan ma téye ci triceps bi da nga daw moobu ko ci kaw waaw léegi nag ñu bëri nañ yaakaar ni sax moom moo def action mais man maa départ parce que fi ma taxaw laa taxaw braqué ko ca mas indiwaat ko waay waaw bi ma ko braqué ci la gàll mbot waaw mu gàll mbot nga suru boo xoolee sama tànk gauche bi dañ départ rek ma yóbbu ko ci ginnaaw waaw changer position waaw moom fekku fa tànk bi quoi fekku fa tànk bi waaw yaa ngi téye ci volant bi waaw yaa ngi téye ci volant bi da nga ko braqué dama ko braqué ah léegi taxaw di ko xaar parce que maa ko sut waaw léegi su ma nee tekk 2 secondes rek moom bu botee rek day ñëw ayca mu nekk combat bu nga xam ne macha allah am na benn internaute buñ ma wax Ngiraan moom Cheikh Ngiraan nee na moom li ko jaaxal mooy pourquoi nga refuser Forza ba pare bëgg a bëre ak les 2 wala guy gi. non refuser wu ma Forza bëgguma bëre ak les 2 moom déggul wax ji. non kii Lac 2 je veux dire. non refuser wu ma Forza moom moo ma bëgg taxaw ci presse bi wax ko. mais promoteur du taxaw di tëgg sama combat ak Forza. lu tax non parce que gis naa lu Forza champion la. il est très bon il est dangereux. suñu mag la ku baax la. lu tax non parce que gis naa lu ëpp Forza parce que fi ma jaar ci làmb
li ma def ci làmb maak Forza du ordre du jour nañu waxante dëgg. mais boo waree bëree ak Sa Thiès war nga mën a bëree ak. Forza non bokkuñu Malick. bokkuñu Forza ku jëlul avance am xëy na dafa am lu ragal ci Sa Thiès dëkkuma ko musuma ko dëkk. musuma ko dëkk. mais askan bi ñoo ko bëgg. man ñi ma war a bëreel. Lac de Guiers la. ay Tafatine. consort googu laa war a bëreel. parce que man du ma taxaw fenn ñu ne ana mbër mi. mais yow dafa mel ni ay revanche par procuration ngay fi indi. ah mais loolu mooy làmb père. foofu non revanche par procuration. foofu la làmb toll. yow ñi daan grand bi ngay wër de. kii ñi daan grand bi lay wër de. yow mën nga régler seen problème. mais ñi daan grand bi. waa xëy na day bi ñuy daan waa léegi kaay yu ñëw Lac de Guiers bi muy daan Jos noo def jour boobu. yii boobu moom metti woon na ci man. parce que xam nga man fan si Jos laa. maanaam toog ci cumukaayam di téye bagage yi bu daanoo dama. Tafatine bi muy daan Jos kon noo def yow. waaw Tafatine bi muy daan Jos sax moo tane. boobu màgg nga quand même. moo tane parce que boobu sportif la. waaw dem naa ba xam boobu yaa ngi xam nga luy compétition wala. xam luy compétition. ok boobu moo tane. bi ka Lac de Guiers di daan boobu. non boobu beneen affaire la. kii ay combat progression la ay revanche nga xam ne. ay revanche da ko metti waaw yemul ci loolu. du loolu kese. mais aussi làmb mais làmb laay wax ak logique ak lu yenu maanaa. waaw toll nga ci xëy na combat bu taxaw rek comme sama mag mbër la woon. mu bëreek ay mbër yoo xam ñi ngi fi ba léegi saa bu ma leen dabee rek dañuy wax revanche par procuration. waaw mais du loolu moo tax ñuy wax à vrai dire. day am enjeu mais dafa tombé man nekkuma mbër boo xam ne damay man ñaari combat yu ndaw laa bëre ñu jox ma grand combat. ok yàlla dogal ma am 2-3 combat dem claf dem final. boobu ba léegi macha allah combat bu ma bëri même bu ma ko ñàkkee nañ xam ne fulla ak fayda ak persévérance. mais combat bi la waroon gën a relancer nag ko perte. waaw loolu dëgg la. bon la. muy sama combat ak Boy Niang. loolu ñàkk la combat boobu yow tamit. waaw mais xam nga bët li koy fàttali. moom Boy Niang defe naa ne am na ko foofu. Boy Niang am na waaw Boy Niang bi wax parce que boobu commentaire examen la woon. man dégguma mu commentaire. laajagoo ma ci combat bu ma sawar la nag. moom laa bëgg nag parce que combat boobu cof na ko léegi mais da ko indiwaat. mën na ko indi combat bu ma sawar la. combat bu ma sawar la parce que Boy Niang vraiment chapeau. ndaanaan la. mbër la boo xam ne vraiment sawar naa pour wax ci moom. bëre naa ak moom. combat baa ngi nii ñu dund làmb ma ak moom nag. voilà ci commentaire combat. dund nañ làmb bu baax avant combat ak ci biir combat. ci biir combat waaw bii ñu ngi léwatoo. waaw comme moom fausse garde la. man côté gauche rek laa ko mën a déplacer. comprendre nga moom aussi dafa intelligent. saa yi bu lay jéem a cokkaas. da lay xool mais fekk sa tànk la soxla. te man wax dëgg jàpp sama tànk ak mu ray ba laa yemale woon waaw jàpp naa ne man maa ko war a songee. waaw. yow yaa waroon dem. loolu laa jàpp ci biir combat bi ba ni combat bi di jeexee maa war a jëli maa war a bëree. loolu laa gëm. loolu téye waaw li ma gëm mooy li ma téye mooy dañ ma ne bul musa dem di songi te xam nga parfois am na conseil yoo xam ne consigne bëree waaw consigne laa bëree. ku gis ma bëree nii. waaw maa ngi koy freiner ak sama loxo gauche. pour bëgg ko jàpp. waaw. parce que moom du jàpp te dóorul. cokkaas voilà. waaw du jàpp te dóorul waaw xeexkat la. waaw. touché naa ko ak gauche touché na ma ak droite waaw touché na ma ak droite ma son ko. foofu dóor ko gis nga hypercule boobu. waaw xeex naa ak moom vraiment jàmbaar la. mais bi muy rasu sa loxo kaw fu mu ne. non bi muy rasu dafa fekk ni jàpp ma ko bu baax. boo ko koroon day ñëw. dama ko bal xam nga mbër day war. mbër day war parce que li mu bëree ak man vraiment du lu ma xaaroon. maa ngi doon xaar mu bëree si ci ni mu daan bëree rek. waaw loolu laa doon xaar. bi maa ngi koy dóor ay hypercule ci suuf. bëgg mu ñëw pour bëgg mu bëri si. waaw parce que ñaare combat yi ma gis yëpp bu téye fii loxo gauche bi dina ko dawal sa ndigg mel ni lu la takk. waaw te loolu dama ko bëggoon ci combat bi mais dafa bàyyi foofu carrément. waaw des fois ñu xaar la fit nga gis nga dama yaakaaroon day jël si ma bàyyi voilà fii nag dama jàpp tànk foogoon jàpp naa mais xam nga Demba Diop suuf si du bari tuuti suuf la ñuy def ça fait que boo xësee écarté rek yow yaa ngi dem te mais yow action bi amoon nga ko mooy bi nga mel ni ku freiné mu pivoté mu def 2 pieds waaw mais boo koroon waaw dëgg la père mais. est-ce que gënuloo woon nekk ci li sudu gënuloo woon kii. waaw xam nga booy daanu cuune ngay doon. ku gis fi ma doon jëm xam ne maa ngi doon bëre. mais moom aussi vraiment ku intelligent la. parce que dafa teg gauche. droite du moins. ma jàpp tànk bi. normalement
dafa waroon jéem a jéggi saako bi su ko defee man dama koy enforcer bu di ko. xam nga sa rallonge. parce que loolu rek laa doon sentir sa dafa peese bu xaw a oyof dafa bëri sa rallonge. waaw. ayca tout à fait bu ko defee rek gis ngeen ko rek internautes yi aussi ba léegi rek lu ñu laaj ñun dinañ ko eggee ki nga xam ni moo di Garga mais pratiquement comme li mu wax rek moom mooy centre de gravité wu ñetti mbër yooyu ñu fi tudd waaw Géejawaay rek mais décalé na tuuti xaw a laal tuuti Bawol ak borom takk ci rib waaw mu nekk combat yu nga xamante ni bu ñu ko amee tamit combat yu jaadu lay doon. toll na ci laaj ko de. toll na ci laaj leen ñoom ñooñu. non Amadou Bari laa ko fekk mu dongali. ci laaj leen. xëppoo dernière butéelam ma tegal ko ndënd. ne bu daaneeg bu daanoo bëgg naa ko. moo Yékini Junior. waaw fa nga ko jëkk a toppee. waaw te it dafa jaadu. am na ku laaj léegi mu ne Garga Modou Anta. waaw làmb daal bu ñu demee ba di ko xalaat rek. parfois da ngay xool nu mu parce que Modou Anta gars yi dañ koy fàtte ci rek. Modou Anta mais gëwuma ne aussi sama adversaire la. gëwuma ko parce que. mais pourtant xale bu am carrière la xale bu am coow la te c'est représentant wu dëkk la muy Thiès. bu jógee Thiès yëpp jóg xale bu jàmbaare. mais moom Moussa Ndoye ko mujjee daan. te yow da nga daan Moussa Ndoye ok d'accord. te Moussa Ndoye dama ko jël nii rek ngir bañ a toog te Moussa Ndoye war ma woon a bëre ak moom wax naa ko avant combat bi wax naa ko ci biir combat bi. bëgguma woon a bëre ak moom. mais fan ngeen bëre nga daan daan toog bëreewu ma. buñ ma joxee avance ma bañ ko jël day mel ni liggéeyatuma. mais bu dee ci cadre xool logique ak bëgg a dem parce que daan ko fan la ma yóbbu. fu mu la yóbbu nii. non bu doon Lac de Guiers laa daan jamono boobu. non Moussa Ndoye la yóbbu ci gars yi Moussa Ndoye super ndaan moo la yóbbu ci gars yi. te nag sa combat ak Moussa Ndoye. dëgg yàlla ku ne xam na ne. daan nga xale bu am xadar te am jom. jom mën a bëri waaw parce que li ngay wax sànq ni valeur bi ngay jox sa adversaire. da nga koy jox valeur pour mën a egg. parce que Moussa dafa am valeur. boo ko joxee valeur am na valeur boo ko joxul valeur am na valeur. mën na juum parce que valeur am moo ko liggéey ba egg si fu mu mën na juum ci sa combat daanu. effectivement waaye ndaanaan. non ku ko daan na ma daan sax boo gisee ni mu bëree ñaati combat bi mujj. voilà ñoo bokk ay adversaire Tonnerre laa bëreel mu bëreeg moom ma bëreeg Lac Rose mu bëreeg moom. te it bu yoon jeexul waaxu sul du jeex. voilà ayca léegi dañuy daal di xuus léegi El Hadji Ngagne parce que xam naa ni am na làmb yu ñu jël li ñu leb ci ay làmb bari na. ndaanaan yi dajal mooy tax yu bari duñ ko mën a teg mais dañuy def rek benn extrait bu nga xam ne mooy li xew ci week-end bi. waaw waxtaan nga ci sax lu yaatu muy grève bi arbitre yi grève. waaw am na doléance yu ñu posé waxtaan nañ ci ak Sitor Ndour. ñu déglu Sitor dellusiwaat ci plateau bi. tey jii boo déggee ñu naan règlement bi am Dakar amul moo war a am ci région yi mais effectivement loolu mooy yoon mais tey jii application bi am Dakar amul ci région yi 70% yi ñu wax si bëre simple arbitre yi dañu war a am 70% wu mise bi amul benn région bu koy jot léegi pratiquement am na région yoo xam ñoo ko kaasal seen bopp xeexal ko seen bopp ba affaire bi yegg ci gouverneur ñu soog ko régler moom mooy la région de Fatick ville effectivement ñoom ñoo ko kaas ba am ko. combat yi li ci ëpp boo jëlee 90% au combat yi les arbitres perçoivent 52 500 5 arbitres ñooy recevoir 52 500 lan moo tax parce que ñun bi ñu fi nekkee man bi may arbitré ba léegi maa ngi arbitré depuis 97 looloo fi am 7 combats lañ doon arbitré di jot 35 000 léegi ñu yokk combat yi à 10 lan lañ ci yokk mooy moitié wu 37 500 muy 17 500 37 35 muy 17 500 ñu yokk ci 37 500 muy mu jox ñu 52 500 5 arbitres di séddoo 52 500 ak risques yu énormes yi fi am man mënoon naa comprendre sax ñu ne ma assuré nañ la mais vraiment xaalis bi mënuñu si demee nii mais assuré wuñ la joxuñu la prime de risque mais lan la ñuy wax souvent ay honoraires ngay jot effectivement honoraires mais honoraires les honoraires sont discutables tey ñu am chance am réunion comité élargi gars yi ñëpp wax si point bi mais boo xoolee liñ ci waxee en quelque sorte président Aliou Sarr presque daf ñu menace parce que dafa ne prenez vos responsabilités dañoo sës moo tax ñu wax on est resté très longtemps di muñ parce que on nous dit souvent yéen démembrement wu état bi ngeen CNG ngeen bokk c'est un comité effectivement c'est un comité mais jusqu'à quand jusqu'à prendre des risques pour mourir duñ ko def mënuñu ko xam nga nit ñi ñu ngi naan waxuñu leen ko à temps on leur a dit ça le vendredi effectivement mais li ko jiitu moo tax dama ko waxaat ko réunion man amul dara lu may wax si biti te waxuma ko réunion man je fais partie du CNG en réunion de bureau bi ma waxaat ñu rencontré leen ñu waxaat dara changé wul ñu ne ñoom mënuñu ko régler mais loo mënul régler lan lañ ciy waxati ba pare si biir réunion bi j'ai dit à haute voix nous irons en grève bi ma ko waxee ñu ne ma suñu yeggee foofu ngeen jël seen responsabilité
moo nekk ni président Aliou Sarr moo ne bu ñu yeggee foofu ngeen jël seen responsable ministre Matar Ba woo na ma sànq ñu waxtaan ma ne ko moom da doon wax naan pour ñu reprendre kii combat yi ma ne ko présentement ñii indi nañ seen arbitre ba pare te comme que indi nañ seen arbitre ba pare duñ fa dem di nekk ak ñoom muy indi tension parce que mun nañ foog ne dañuy ñëw pour yàq combat yi non nous ne sommes pas venus pour ça. ndab bu feesee rek tuuru Alaaji Ngagne parce que Sitor ku ko dégg nu mu waxee xam ne muñ nañu lu yàgg te am na lu mu wax lu nga xam ne ñu bëri ñu ngi seetaan làmb wala ñuy couvrir làmb te xamuñu woon ni mbir mi noonu la demee que les arbitres assuré wuñ leen ça c'est grave beneen bi ci topp 52 500 pour 5 arbitres maanaam ay 10 000 ay 12 500 nga koy am ak risque yi ñuy courir yépp ci biir géew ak itamit pression bi nekk ci seen kaw ak amateurs yi li ñu leen di yàq ak yenn supporters yi li ñu leen di yàq nga xam ni saa yu nekk arbitre force de l'ordre ñoo leen di jiital je pense que waxtaan ak ñoom jot na il faut aussi ñu valoriser leen valoriser seen liggéey man je suis de tout cœur avec ces arbitres là parce que lii ñuy wax ni affaire bu garaaw la te monsieur le ministre des sports interpellé nañ ko war na mën a woogaay yi ñu toog waxtaan ak ñoom mais jël leen seeni responsabilité jël nañu seeni responsabilité te lii bu wéyee làmb yàqu parce que ñii ñu gis fii ñuy arbitrer du ñoom ñoo mën a doxal làmb ci à mon avis. Malick arbitrage dafa yàgg ñi ko daan def sax ay volontaire lañ daan doon soo paree peut ñu jox la 5000 ba 3000 nga dem te ñi daan arbitrer xam làmbaa taxoon ñu jox leen ñuy arbitrer boo gisee ñii bi ñuy ñëw coow li bari ñoom Boy Bambara jóg ñoom Birahim Ndiaye jóg contre leen booba gis nga ci période boobu li tax ñii ñëw les professeurs d'éducation physique ëpp ci par exemple bi textes yi commencé ñuy def ay textes yoo xam ne yi léegi làmb ji dafa tënku ci ay textes ci la ñu ne boo amul niveau soo mënul def rapport doo doon arbitre ñoom ñu volontaire doon ay arbitre comité la ñu ne am honoraire mais il paraît que ci texte yi boo dee ba ci biir c'est discutable xëy na ñoom it ci taqirlu mel ni ay bénévole ànd ak waa CNG bi ñu maasaale leen ci aussi loolu mën na leen jóral lii leen dal mais ca njëlbeen ba bi ñu réussir parce que arbitre da ngay def test bu dugg ci bu ñu la recruter déjà foofu la ñu waroon wax condition yi ngay arbitrer ak ñun ni ñu war a arbitrer parce que tamit c'est très important xam nga lii sax dafay wane ne CNG bi ak corps arbitral bi xam nga da nga daan dégg ñu naan arbitre CNG la ñu àndal lii dafay leeral c'est important sax ñu këyante ba ñu xam ne CNG bi ak arbitre yi bokkuñu jëmukaay. lii day setal dina setal arbitre yi ci bu ñuy officier lamb que nekkuñu en connivence ak le CNG loolu c'est très important. lii dina ko wane. mais conditions yi parce que di arbitrer kuy fayeeku 100 millions. di fayeeku 50 millions jaaduwul. Malick xam nga moom laa la wax ca njëlbeen ba la woon ca njëlbeen ba la ñu waroon wut loo xam ne statut boo xam ne bii ñoom xam nga yow tey boo déggul loolu lii da nga naan ñoo CNG bi ñoo bokk benn mbuus. yow ñu bari juum nañ ci loolu kon ñoom seen taqirlu la. et puis ñoom depuis texte yi ñëw boo gisee coow li bari woon ñun ñi xamul bëri du ñu bëri Boy Bambara kaas na ko fi ba tàyyi. Birahim Ndiaye wax na ko fi ba tàyyi ci intervention ba ne ñoom dañuy arbitrer da nga fàtte bi ñoom Boy Bambara ne dañ leen dugg ci corps arbitral bi mais CNG bi lu mu wax boo amul niveau mënoo def rapport duñ la bàyyi nga arbitrer li ci des mooy. mais ñàkk assurance bi. waxaat rek muy CNG. waaw mais ñu tënk mu gaaw parce que am na ñu. may ma rek muy CNG. muy ñoom ku ci ne dañu waxtaanul. dañ doon maslaa boobu nag moo jur lii waaw yëf yee dem ba explosé waaw mais ñàkk assurance moom ci làmb ci officiel c'est pas normal ba ci amateur yi sax dañ leen war a assuré voilà wax moo tax amateur yi warul sànni sa tigeem waaw mais nag ngañ père ngañ sax laa war a wax père ngañ làmb dañ koy defar chaque jour ci faveuru kenn wala ñu koy améliorer en cours muy dox
loolu mooy problème bi xam nga constitution réew mi bi ñu koy taxawal yàggoon na dañuy jékki-jékki changer benn affaire ci xew-xew yi ci xew-xew yi mais par contre làmb daf ci bëri loo xam bañ ko waree changer dafa yàgg man j'ai été victime bi ma amee biñ ma xaañee sama combat ak Lac Rose bu njëkk ba première lettre bi ma déposé CNG dañ ma ne gaañu woo ci heure combat bi kon assurance bokku ci man personnellement man maa faj sama bopp ci heure combat bi naka parce que mbër mi gaañu ma wala ci biir géew bi kon loolu assurance bokku ci à l'entrée rek waaw man loolu lañ ma waxoon boo duggee ci stade bi rek yaa ngi dégg man maa faj sama bopp une fois que tu signes ànd ak promoteur professeur Raymond Diouf CTO jël samay scanner sama yëpp yi nga xam ne dama ko njëkkoon a def xaalis bu bari jotuma këyit dama pare sànni këyit yi parce que jàpp naa ne maa war a faj sama bopp mais bi ma commencé wax di kii ci lañ ma woo ne ma defal sa bilan nga def ñaata la nga indi ay preuve ñu fay la mais boobu fekk na scanner yeeg rajo yeeg yëpp sànni naa ko assurance bi ma jàngoon te xam ko waaw ci làmb waaw boo duggee ci stade bi boo duggee ci stade bi rek tu es assuré la lutte loolu mooy yoon Alaaji Ngagne même boo signé contrat mais jógee sa kër balaa may sori parce que ci télé laay waxee fay nañ ma l'assurance doit mais te liñ ma prendre. fayoon bariwul 112 000 la xaw ma 113 000 parce que loolu laa jotoon a am ci ay ordonnance ordonnance yi daal lañ la fay ayca 10 minutes moo ñu dese am nañu ñetti làmb jox ma benn làmb foofu Gaynde Waalo moom ngeen jàkkaar lool Baboy moo leen wan ginnaaw jiital pied droit Baboy 2 moo leen wan ginnaaw Gaynde Waalo jël na ko Gaynde Waalo jël na tànk bi ndax daf koy weñ daf koy wër takk na ko roof na ko bañ na ndeysaan mu ngi koy dugal tànk muy bañ rëcc na amoon na ko de ndeysaan amoon na ko waaye génn na ca tukki na ak moom ndeysaan woppo weñ na ko Gaynde Waalo feccli ko daan ko jël bu amul benn werante ndeysaan Guy gi de Mor Fadam Samaan ndeysaan jam ji bu kër Mbay Fall Samaan ak Guy gi ndeysaan ñaari mbër yi Guy gi sori na ci njamb ki nga xamante ne mooy Samaan ndeysaan yegg na ko fu sori Samaan ak ci njéem nga tax na ko daan na ko wop waa mais Guy gi ndaaraan la Modou Feugeula di rak ci Feugeula ak Soldar bu Abib Ndiaye ñaari mbër yaa ngi léewtoo Soldar yor na góos bu doy waar moom Soldar ñu ngi xeex jàppante nañu Soldar jàppante bi wala woon ko teel a nangu de ndeysaan Soldar Modou Feugeula nga koy jéem a móobu bañ na takk na ko songale na ko waaw da ko doole doxul jàmm daan na ko Modou Feugeula daan na ko Modou Feugeula daan na Soldar jël bu amul benn werante bu Siteu pare nga bu ndaw pare nga arbitre bi soufflé na ndeysaan ñaari mbëri ñu ngi léewtoo ñu ngi fii tey ci arène nationale songale na ko sotti na ko war na ko ndombo bu Siteu da lay daan wala am na penalty de bu Siteu am na penalty bu Siteu daan na ko wala ñu déglu arbitre bi bu Siteu daan na bu ndaw ndeysaan caatu Dalifort moo leen féete ndeyjoor ndeysaan 9000 problème jël na ko 9000 problème de bu la yokkee 9000 problème yëpp di nga am problème 9000 problème waaw 9000 problème war na ko ndombo am na penalty de penalty war ndombo la ci lamb war ndombo penalty la ci lambu 9000 problème war na caatu Dalifort ndombo mu ngay bañ ñu ngi bëree 9000 problème caatu Dalifort 9000 problème ndeysaan waaw am na 4 appuis 9000 problème daan na caatu Dalifort ndeysaan waaw 9000 problème dafa bari ndeysaan arbitre bi soufflé waat na ñaari mbër yi ginnaaw bu ñu bëree fukki minute noppalu 1 minute ñëwaat tey Sele la àndal Alma jël na ko Alma jël na tànk bi fan lay mujj jël na tànk bi nga cay jéem a génn daan na ko waaw ñool la bu jëlee sa tànk bu sigee booy jum ndeysaan moo gàtt booy balde moo ngem lu bari ci mbir li ndeysaan ba léegi booy jum booy balde ndeysaan ba léegi fii ci arène nationale waaw dafa jël coup ndeysaan caatu waalo moo féete ndeyjoor ñagas moo féete càmmoñ waaye dallul jël na ko waaw caatu waalo daan na ñagas da ko sàcc caatu waalo daan na ñagas
wanteer ko mama waaw Skeya wanteer ko sana ko di dal Skeya Faye numéro 2 Cobra numéro 2 arbitre bi àtte na Cobra 2 mais booy xool da nga xaw a sori saa da ko woon jege saa bu Cobra yi jël loxo mu daw rond ko mais def ko daan na ko waaw Tidiane Faye numéro 2 daan na ko jël bu rëy daf ko war na jëkke bu yàgg lii moom bu jëm moom la war na jëkk ndeysaan arbitre bi soufflé waat na dara amagul bi door bu pasi saa su dee daan na ko ñaar ñu ngi léew doon ndeysaan jaw na jël ko laaw na mu jël ko Gambie war na ko nam waaw Gambie waaw doon na ko kay lay la Gambie tas na réew mi Gambie tas na réew mi Amma Badiana ak Boy Taw xar na ko du bañ daan na ko waaw daan na ko de na ko jël bu amul benn ndeysaan Boy Bissau moo féete ndeyjoor Bouba moo féete càmmoñ Bouba dóoral ma dóor ndeysaan Boy Bissau à droite Bouba à gauche mu ngi wër-wërloo Boy Bissau Bouba jël na ko Bouba daan na ko la ilaha illallah Bouba daan na Boy Bissau waaye Bouba mi moom
mu taroon di xaar arbitre bi soufflé ndeysaan sol na ko arbitre bi soufflé na Boy Niang taru ko ñu xeex jege nañu sàkku yi de door na ko mu wàcc Boy Niang si yow door na ko mu wàcc ak ay dalu jarax consulté na ay sisol partigo pare nga Boy Dakar pare nga arbitre bi soufflé na ndeysaan 19 addu na ko de du muy mujj ak moom Basir lu Boy Dakar di mujj ak Tigo war na ko ndombo ak appui la arbitre bi wax de. voilà merci dañ leen doon ñamal rek tuuti làmb ndaxte émission bi waxtaan bi ñuy waxtaan ak Garga neex na neex bu nga xamante ni bu ñu sañoon ñu continuer ko mais egg si nañ ci cëppaandaw li Garga lan ngay tàggoo en tout cas dañ lay remercier ci disponibilité bi parce que bëggoon nañ ko def semaine bële passé mais mu am nu mu demee woon nga ne ma bàyyil ba beneen semaine mais tey ñëw nga ñu waxtaan bu am solo bu nga xamante ni ñu bëri jëlee nañ ci njariñ waaye daal yaa ngi ci centre de gravité bi taxaw. waaw dëgg la Malick ñi ngi amaat contentement bu baax. di am fierté def ak yow émission ak suñu papa Ngagne Diagne ñi nga xam ne yéen ay làmb def ngeen lu bëri ci làmb vraiment marqué ñu aussi jaar ci suñu début ba léegi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen féliciter di nuyu aussi waa fi ñu jóge muy Parcelles comme ni ma ko waxoon sama début 1 ba 26 bàyyiwuñu kenn di ñaanal mbër yi fa am combat yëpp yàlla may leen ndam di nuyu waa États-Unis bi mu jógee nga xam ne ay nit yu baax laa fekkoon ku ci mel ni Cheikh Sow ak papam Père Gora ñoom Adama Ben Souda ñoom Grand Bass gars yu baax yi nga xamante ni vraiment dañ ma taxawu ba namuma dara bi ma fa nekkee ku ci mel ni ñoom Baye Pël ñoom Yanda Boy Ndiaye Dolf gars yëpp a ngi foofu def teg ñu ci conditions yi bien jàppale ñu aussi ci li ñu fa soxla yëpp ba mu antu sama mag mi ngi Italie Tafa mook Mbaye Fadia ñoom Garga de ñoom aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Garga de ana ko dafa demoon vacances mais xam naa léegi mu ñëw. fi mu ne daal namm nga toog di xam. door anu xale yi fu gars yi ne. Garga de rek moo tukki de Moussa demoon na France mais ñëwaat na mi ngi nii. waaw Goro Sok mi ngi fii. Aada Boy Bawal mi ngi fii ñoom Blende bébé Garga booy yu bëri. booy yëpp macha allah voilà di la remercier d'abord ni ko Malick waxee. mais professeur Ousmane Sène bu wark vraiment mu ngi lay féliciter. jërëjëf ci kàddu yi. ci éloquence bi. jërëjëf bon ñun bettu ñu xam nañ ko ci yow. communication mais waaw vraiment teggin am na solo. ci lépp looy def. du tee li nga bëgg a wax nga wax ko. bon li nga lancé mbir yi aussi dëgg la parfois day xaw a kii mais aussi nañuy modérer seeni kàddu c'est important parce que ay nawle ngeen. parce que tamit da ngeen dem pour am njaboot aussi. te baati aussi day des ci. kilifa gu nekk moo leen seetaan. waaw mais père nag dogguma la mais loolu yéen am ngeen ci part de responsabilité. maanaam ndax gars yi leen di wax loo. man tey rek am na sama benn boy bu ma bett école ba ak caméra am. waaw fekk ma entraîné ba pare mu ñëw tàllal micro ñu nuyoo waxtaan mënuma ko bañal parce que sama boy la. mais ni mu ma wax ne ma diw nee na la nangam. am na fu mu lay fekk boo ko tontoo Sénégal yëpp. Alaaji Malick may ma 2 minutes. est-ce que 2 minutes am na 2 minutes parce que foog ñu leeral loolu. xam nga dafa am xale yu versé wu ci làmb ji def reportage. kenn formé wu leen. soo demee conférence de presse yi ñoo koy fees. parfois sax da ngay laaj. ñii mais attends mais loolu du xol bi magasin la ci. mais nekkul ñooy doon mais attends déedéet jógewuñu ñu ci ëpp jógewuñ ci rajo yi ñu nekk. mbala télévision yi ñu nekk. encadrement bi ak peut-être benn site la ñuy am à côté dem seeti leen. na ngeen différencier ñooñu aussi. na ngeen différencier ñooñu. parce que xam nga ni plateau bu El Hadj Ngagne nekk. El Hadj Malick du ñu fi ñëw naan la Garga diw nee na nangam looy wax ci loolu. ñun suñu waxtaan dépassé na niveau boobu. en tout cas dinañu gën a toog waxtaan ak ñeneen. ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di leen gën a dolliwaat rek nañu gën a fagaru ndax fagaru moo gën faju li dugg ci réew mi yàlla na yem foofee nga xam ne duggee na fa. te yàlla ñàkk ñu aar ñu ba dara du mën a gàllankoor askanu Sénégal ñi nga xam ne ñooy ñaan nañu continuer di ñaan ñun ñi war a sensibiliser ñu sensibiliser sans pour autant ñu affoler askan bi nañu jël suñuy précaution jël suñuy matuwaay yàlla na yàlla aar askanu Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi ba lundi ci beneen émission Arène Sénégalaise.